Pastef voilà ba ma koy adressé moom nekkul Pastef il faut ba léegi sax nekkul Pastef parce que parti Malick Gakou la bokk grand parti dafa am nag loo xam te ni foog ñu bañ a def amalgame Pastef dafa nekk ci coalition cela ne signifie pas que ni lépp loo xamante ni Babacar Ndaw def na ko toog moo wax Pastef ñu ànd rek donc dañ koy compter ci turu Pastef ak kii mën nañ koo compter ci turu coalition bi waaye moom mi nga xamante ne le dernier mot lui revient moom mooy signé donc man amaana jàpp naa ni sax parce que maa ngi waxtaan ak ay militants ay militants ak ay responsables Pastef yoo xamante ni am nañ ay responsabilités ci gestion bii nii bu bees bi mais ñoom ñoo ngi def lu ñu mën ci wàllu kaddu ci wàllu jëf ak conseil ak di orienter le maire dans le droit chemin ñoom ñoo ngi koy def te man xam na am naa su leer parmi ñi fi toog nii sax bëgguma citer ay tur mën naa jox un exemple le maire Abdou Seck mi ngi nii donc tey jii nii du ma ne nekkul en phase avec le nouveau maire mais mi ngi def lu mu mën am na ay conseils municipaux yoo xam ñoo fi toog aussi exemple la nga nii monsieur Diop ñun ba ñu bindee lettre bi adressé ko Babacar dañu ko Yeumbeul dafa am ay jafe-jafe yu bëri bëri ñu lim ko kii cité na ko waaye si li ñuy njëkk a wax moom lañ jeexalee sax moom laa jeexale si lettre ma ne ko bokk na si côté administration mooy la lenteur administrative da ngay ñëw déposer extrait wax dëgg fa yàlla loo xam signature la Sénégal dina yéex a développé surtout si côté boobu xam ne le président Sonko bu ñëwee lu bëri dina changé mais signature incha allah da ngay soxla signature ñu lay xaarloo ay 24 heures ay 48 heures loolu gis nañu bañ ko bindee si lettre bi juste après quelque temps loolu am na changement parce que léegi boo da ngay Yeumbeul kenn du la xaarloo 24 heures si ñun information yi mën a jot peut-être changement mën na am si diggante donc je parle sous le contrôle monsieur Pape Seck comme maire adjoint maire bu fekkee juum naa aussi dinañu rectifier le conseil municipal aussi mi ngi nii à côté Diop le coordonnateur est là donc ñu ni kon changement mi ngi am si benn côté si li nga xam ne ñu ngi ko revendiquer mais ñun bien vrai que dañoo ñëw pour dugg Pastef waaye ñëw ñu pour tëj suñu làmmiñ de ñëw di xool ay complices président Ousmane Sonko moo ni képp koo xamante ni dégg nañ la nga laale si wàllu suuf litige ainsi de suite te bokk si coalition bi danañ la xeex loolu man maa dégg moo ko kon donc Pastef conscient nañ bu baax a baax duñu défendre kenn koo xamante ni yaa ngi dox si naka sudul noonu litige boobu ñun bañ ko bindee di xaar mu répondre réponse bi ñu si am je pense que dina ko lire dina gis vidéo bi amuñu si benn réponse boo xamante ni réponse bu ñu neex la wax dëgg fa yàlla comme tontu ñu ko Babacar joxe ndax dañ doon xaar ñu ubbi enquête dañ doon xaar bu ñu mënta ubbi enquête aussi ñu def état des lieux parce que aussi def ubbi enquête du yomb si à chaque ni muy soog a ñëwee ni mën na jël temps tuuti pour nga may ko mu liggéey waaye am na loo xam état des lieux mën nga ko def xool li nga fi fekk lan la li nga fi fekk ndax nañ ko doon doxalee baax na lan moo manqué lan moo yokk la nga xamante ne ba ñuy def passation de service maire yi ñoo ngi fi adjoint maire yi fekkee nañ ko am na lu mu waxoon moom Daouda Ndiaye jottali ko le nouveau maire loolu war nañ koo saytu pardon xool ba xam ndax am na wala amul mais ñun suñu gis-gis amaguñ ci satisfaction pour wax dëgg rek même bu dee ñoo ngi biir Pastef bu ñu gisee naka sudu noonu am nañ droit de revendiquer en respectant effectivement les principes de base yi nga xamante ni moom moo lal parti Pastef mais la nga xamante ne mooy maanaam problème bu Yeumbeul lii mooy metti bopp Yeumbeul pour ñun mi ngi dox ay jéego ndànk-ndànk mais mënaguñ see tirer une conclusion moo tax ñun bañ defee suñu lettre ouverte ba pare dañ ni minimum nañ toog at déglu le nouveau maire ak conseil ak ñi koy jàppale si liggéey bi xool ndax ay jéego dina am ou pas te at boobu bañ defee sunu lettre ouverte jusqu'à présent matagul at ñaareel ba gis nañ si benn changement bu ndaw lu jëm si wàllu lenteur administrative comme wàllu extrait de naissance kon nañ ni def na benn jéego luñ ko bañ nañ ko nangul def na benn jéego waaye nag attentes yi fañ koy xaaree mataleegu ko te daa war a def ay jéego daa war a baral loxoom ndax ki nga xamante ne mooy Babacar Diop professeur Babacar Diop bu Thiès joxe na léegi un exemple même bu ñëwul woo AFNAC pour ñu ñëw xool si taale si ba fa nekkoon def na état des lieux expliqué nit ñi te loolu dafa baax te moom il faut que mu xam ni locataire la fii képp koo xam te ne maire nga nekk Sénégal la locataire nga dañ laa loué pour une durée déterminée bu jotee dañ koy renouveler te pour ñu renouveler ko day fekk nga def la nga xam te ni fa lañ doon xaar boo deful la nga xam te ni fa lañ doon xaar Sénégalais yi am nañ fu la kenn du ko renouveler man ku ma waxoon ni APR mën nañ ko fi dóoru métti ba sëlam ko ba yëkkati ko si kaw daan ko si suuf fii Yeumbeul dama naan non mais Pastef aussi vraiment jar naa tàccu jar naa waxaat jaaraama tey Babacar bu nekkee maire Pastef Yeumbeul Nord moo tax mais Babacar bu nekkee maire aussi kenn mënul fàtte ñi nga xam te ne aussi ñoom ñooy waa PUR aussi joué nañ si benn rôle bu am importance da ngeen siy jaajëfal donc Pastef Yeumbeul Nord PUR am na rôle bu am importance boo xam te def nañ ko pour Babacar nekk maire te yëkkati fi ñi fi nekkoon yombul woon de ay guy lañ ay ëq lañ nekkoon fi def naka su noonu lu leen neex amul benn budget wala benn bilan boo xam mën nga koo tegal ex maire Daouda Ndiaye ni lii moom def na ko te Sénégal Yeumbeul yëpp gis nañ seen bopp loo xam lu cohérent la pour nga teg ko c'est très difficile
mais quant à Babacar ñun fañ koy xaar gisaguñu ko waaye ni mu déparé comme jéego yu mu tegu nañ ko nangul te gëm naa ni conseil municipal yi toog fii nekk Pastef duñ ko seetaan gëm naa ni maire adjoint maire yi fi nekk duñ ko seetaan ndax su may adjoint maire sa waaye daa simple rek waaye moom si adjoint maire la bokk donc sont nombreux Pastef la nekk aussi donc gëm nañ ni Koli mi ngi ne toog donc gëm nañ ni Pastef Yeumbeul Nord gëm nañu waa PUR yi nekk si biir comme ay conseils municipaux ak ñeneen ak ñeneen duñu bàyyi Babacar muy def naka sudul noonu te man am naa ultime conviction que bu ñu demee Babacar bëgg a jàdd yoon ñoom dinañ génn soit ñu jëmmal ko par ay kàddu soit ñu jëmmal ko par manifestation ak leneen ku xam Pastef ni muy doxee je pense que duñu bàyyi maire bi muy def lu ko neex léegi nag nañ ko ñaanal yàlla day soog a ñëw defagul at même man bu ma bëggoon nekk maire sax dama war a ñaanal yàlla Babacar réussir sinon éternel recommencement lay nekk donc nañ ko ñaanal réussite nañ ko ñaanal xelam dellu si nañ ko ñaanal liñ koy laaj pour si wàllu doxalinu Yeumbeul ak ay enquête ak yeneen na si wane Pastef bu rëy yaatal mbir mi gën a diisoo ak ñi nga xam ñoom ñooy les conseils municipaux ñun loolu lañ si am comme cadre. waa Pastef ñu leen baal teel ni doo leen génnaat comme que da ngeen daan def ay jëkkër di tas démarche te dañuy bàyyi suuf. Voilà je pense que du aveu d'échec mais déception lañ amoon quoi si ñu doon àndal mais tey dañ ne espoir bi judd na quoi espoir bi xale la woon màgg na espoir bi tey jii nii africain yëpp gis nañ seen bopp boo demee si sous-région man xam naa zéro génn naa ay jéegul sous-région bi boo demee génn naa fekk naa si benn institut boo xam te ni 18 nationalités ñoo fa nekk. mais ñoom kenn ku si nekk déggoo wolof mais discours président Ousmane Sonko le don de soi pour la patrie bi ñoom dañ ne nekkatul mbirub Sénégal mais mbirub Afrique la te tey jii nii am na si loo xam Afrique am na si loo xamante ni Afrique dund na ko si ay cas yu bëree bëri Kadhafi Thomas Sankara ainsi de suite tey bu ñu demee ba africain yëpp di reconnaître seen bopp si discours président Ousmane Sonko donc nekkatul ay mbiru caaxaan quoi beneen bi ñu ne ñun. déception bi ñu am si Idi bu ñu sañoon duñu ko am déception bi ñu am si Fada bu ñu sañoon duñu ko am ndax waa jooju ba ma koy tontu ki ma doon wax sànq dama ne ko on préfère passer si 19 partis wala 50 partis si yoo xam te ne ñoom honnêtuñu ñu leen fa ñukk dem xool ji keneen moo ñu gënal di fa toog di jaay suñu ngoon donc ba ñuy génn di leen fa bàyyi amoon nañ ay privilèges ak ay possibilités daal di fay toog comme tout Sénégalais mais dañ ne li ñuy wootee si engagement ak si patriotisme suñu ngor mayu ñu bàyyi fa parce que ñii dañoo transhumé donc ñun même bu doon 15 partis la défilé sax ñoo ngi garder suñu constance ba tey parce que dañu ànd ak nit mu gëmloo ñu ñu jékki-jékki mënuñu bee ñu ne dañuy toog bu doon dañ ko see topp ba pare génnaat amaana mën nañoo stigmatiser mais tey dañ ni lañ doon wër di ko xool si côté patriotisme engagement citoyenneté le président Ousmane Sonko du moom mais moo porté le projet loolu mi ngi si biir parti bu Pastef jàpp ni parti bi nga gën a xam ne moo gën a placé pour que ñun suñu objectif ak projet de société bi nga xam ne yéene nañ ko Sénégal te Mamadou Dia porté woon ko Cheikh Anta Diop porté woon ko ak ñeneen ak ñeneen tey jàpp nañ ni bu ñu duggee biir Pastef waxuñu ne mën nañ koo porté waaye war nañoo mën a bokk si ñi nga xamante ne dañuy dooleel Pastef si anam yëpp tey maa ngi fi di dama ko ñëw leer na ma ni may taxawee si Pastef si Yeumbeul su ma génnaatee dem feneen aussi sous région bi noonu laa koy taxawoo kon mbir mi gën naa yaatu te ñëpp xam nañu à l'heure où je parle avec vous stigmatisation yi mi ngi gën a yokk à l'égard du président Ousmane Sonko mais tey ku seetaan point de presse bi nga xam ne sénégalais yi dégluwuñu leen li ñuy déglu mooy lan mooy ki nga xamante ni xam nañu kii discours bi muy tenir méngoo na ak jëfam mooy ki nga xamante ni toog na di liggéey nekk inspecteur impôts et domaines yàlla dogal mu sacrifier boppam pour ñu dàq ko parce que du moom moo ñaan ñu dàq ko mais acte de citoyenneté la doon def parce que sunu constitution daf ñoo may à ce que ñun ñuy am la bonne information te bokk na si ñi nga xamante ni bu ay njur njañ amee wala naka sudul noonu moom moo ñu daan guidé diñu teg si yoon lii fii jaaral état bi fu mu ko jaarale baax na lii baaxul bu fekkee nag wax dëgg population moo tax ñu ne président Ousmane Sonko du homme d'état ñoom du homme d'état si ñoom mais ñun homme d'état la suñu wax dëgg fa yàlla bu fekkee tey président Ousmane Sonko pare na pour sacrifier ñu jël affaire de ay mœurs lu mësta am si Sénégal di ko takkalee teewul li mu amoon 2019 wala 2017 ba 2019 yokkaat na si diggante bi kon képp kuy nit wax dëgg fa yàlla war ngaa yeewu xam ne projet bi duy affaire mœurs moo koy téye projet bi du affaire ay tuumalaate wala tëj moo koy téye mais projet bi lu yàlla teg loxo la ba pare ñun buñ ñëwee day dem buñ ñëwul day dem te ñi nga xamante ne ànd na président Ousmane Sonko ils ont compris le message muy le président Khalifa Sall ñu naw leen bu baax a baax muy PUR bu Serigne Moustapha Sy nga xamante ne docteur Cheikh Tidiane Dièye su ma juum Cheikh Tidiane
Youm moom moo ko jiite comprendre nañ message bi ñi nga xamante ni aussi peut-être muy Déthié Fall comprendre nañ message bi. waaw li tax ma ni comprendre nañ message bi mooy même bu dee coalition la bu fekkoon amuñu lenn loo xamante ni dañ koy nawloo seen diggante ak président Ousmane Sonko si wàllu engagement dignité ak responsabilité duñ nangu mu leen di jiite nekk seen tête de liste. donc li ñu si bëggoon wax lenn kese la li ñu si bëggoon wax lenn kese la pour xamal ni le président Ousmane Sonko tey jii nii am na ay nawlam yoo xam mi ngi liggéey ak ñoom bu fekkoon moom nekkul un responsable li ñu si bëgg wax bu dee dañ koy tënk rek ba ñu dugg si yenn kaay mooy ni duñ ko nawloo ba di ko jiite si yenn yi pour wane ni rek la waxuma la Pastef waaye nit ñi nekkul Pastef sax jox nañ ko cër si anam yëpp moo xam si wàllu domaine religion moo xam si domaine boo laal foo dugg rek jox nañ ko cër léegi nag stigmatisé dëkkal nit fu mu dëkkul takkal ko si affaire ay mœurs nangam ak nangam du am d'état taxul sénégalais tey gëm nañ ko ba tey te gis nañ ni boo ko comparé 2017 élection 2017 législative ni mu évolué ba 2019 ba tey jii nii les législatives 2022 évolution bu mag am na kon donc waa APR waa Benno Bokk Yaakaar sénégalais yi dégluwuñu leen loolu mooy dëgg te ku xam Macky Sall xam ne minorité la am fi mu toll nii ndax tey mënoo ñëw c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu dem élection parti au pouvoir di xëccoo naan am naa 82 su ma amee benn boo xam te ne mën na maa jàppale rek moo am majorité à l'Assemblée te président Ousmane Sonko li wax dafa leer nee na majorité amagul fenn du opposition bi du pouvoir te loolu mu wax moom moo ko xam te jàpp nañ la mu wax aussi moom mooy dëgg donc ñun nekk na nit koo xam te ne amuñu benn regret le fait que ñu dissoudre li ñu yor ni dugg si biir Pastef parce que xam nañu kiy incarne le projet c'est l'homme idéal c'est l'homme bi nga xam te tey jii moom la Sénégal soxla pour mën a avancer jëm si kanam moom laa fekk soxla